gàmm juróom-ñeenti fan ci gaw juróom-ñeenti fan ci gàmmaatum ji nekk ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës di li nga xam ne moo jëm si ndogal lu jëwriñ ji yor wàllum faj gi si réewum Sénégal si ni nga xam ne la ñu seddale ñi nga xam ne di fajkat yi si réew mi yëpp ndaxte ginnaaw bi nga xam ne ordre des médecins dañ defa ba xayma si ñetti junne ak ñeent fukk fajkat yi nga xam ne am nañu si réew mi ñaar fukk ak juróom-ñeent si téeméer boo jël képp ay génn Ndakaaru te loolee war nañ koo joyanti kàddu Abdoulaye Diouf Sarr si njëlbeenu xibaar yi sëlal bi nga xam te ni bi ordre des médecins amal nañu ko di def seen xayma doxalin atum 2021 jàpp 2025 dinañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Pape Madiakhaté Sarr dinañu daal di def ab nataal ñu gën koo xam si xaas Aminata Xaas wala bon ñii naan ko maître Aminata Diouf Yadd mu am ñaari mbaxane yoo xam ne moom lay sol di benn ba di ab àttekat di greffier beneen ba di ab waykat ab nataalam nañ ci ànd ak Abdourahmane Ly laataa ñuy wëlbatiku nag si li nga xam ne moo di kayitu ay bés bi article de la semaine ni ki gaaw gu jot nañ koy ànd ak yéen te ñuy fekk suñu naataango yu réew mi quotidien dellusiwaat ci lëlub France Afrique bi nga xam ne amal nañu ko la ca am ñu jàngatee ko ni tayaatar gëstu yaatu Mamadou Dieng mi nga xam ne seq nag waxtaan ak ki nga xamante ne bi moo di diir piw boobu léegi la kaay di Assane Samb da ngeen ko teewlu si njeexitalu xibaar yi mbokk yi lii mooy li gën a fës si bi la jotaay nees ki ñu def si faram fàcc. defee limat gi toll nañ ci ñetti junne ak ñeent fukk ay fajkat yoo xam ne moom la ordre national des médecins daal di dafa xayma si réewum Sénégal waaye nag seen lim téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom benn képp ñoom ñooy des ñoom ñooy génn ndakaaru ñi si des ñëpp ndakaaru la ñuy des te loolee dafay daal di indi ak ñàkk yamale si wàllum faju gi ak wasaare ñi nga xam ne ñoo di fajkat yi si réew mi loolee nag jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum faj gi Abdoulaye Diouf Sarr dinañ ko daal di joyanti ni mu gën a gaawee ba seddale gi nekk loo xamante ni bi dina yamoo wala bon taxawaay gi daal di gën a ñoŋ si li nga xam ne moo di gox yi ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Pape Madiakhaté Sarr ak ki nga xamante ni bi moo di Seydina Mbaye. boo demee si axe 2 plan Sénégal émergent da nga fay fekk santé te si biir santé am na élément boo xamante ne élément bu am solo la mooy fexe ba lu ñuy wax équité territoriale am si biir santé mooy sénégalais fu mu mën a nekk ak quelle que soit région bi ñu mën ko jox paj moo xamante ne paj mu mucc ayib la loolu nag pour que ñu mën ko def il faut que ñu lawal structure de santé yi partout bu ngeen gisee hôpitaux yi léegi ñuy jël hôpitaux yu mucc ayib yu moderne yoo xamante ne boo ko méngaleeg hôpitaux yu nekk ci capitale yi d'ailleurs moo ko ëpp taxawaay ñu koy def ci région yu sore c'est parce que dañ gëm ne fépp foo nekk Sénégal rek war nga mën a am des soins de santé de qualité loolu nag ñu ngi ciy liggéey loolu nag day ànd ak aussi médecins yi ñu mën leen affecté structure yooyu bon question bi nga posé nekk na question boo xam ne dafa nekk suñu centre stratégique mooy équité territoriale fexe ba lu ñuy wax les déserts médicaux ñu wàññi ko le maximum possible yóbbu praticiens yi surtout les spécialistes ci zones yi xamante ne dañu considérer c'est des zones difficiles loolu dëgg day ànd ak une politique de promotion ñu ngi ci bu baax donc question boobu maa ngi koy rafetlu mais dafa fekk ñu ci liggéey bu baax a baax dans le cadre de la stratégie de l'équité territoriale. kàddu yooyu Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ko amal ginnaaw bu ñu génnee si ëllëg bi nga xam ne kuréel gi ëmb fajkat yi di ordre des médecins ñoo ko amal ngir def ab xayma ak xaatim ni nga xam ne noonu la ñu bëgg a doxalee diggante atum 2021 jàpp atum 2025 ginnaaw loolee nag daal nañuy taxaw temm si njàpp ne la nguur gi la ñu bëgg daal di xeex ak ñi nga xamante ni bi ñooy jëf jojulee liggéey di wàllum fajte jànguñu ko fenn waruñu koo def loolee nag bëgg nañu ñu saafara ko si réew ma Sénégal ndaje la fekke woon nañu ko Pape Madiakhaté Sarr ak ki nga xam ne moo di Seydina Mbaye. dimbali ñi nga xam ne ñoo di fajkat yi ngir ñoom it ca ginnaaw sa ñu jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di askan wi loole mooy mbëbëtu ordre national bi ëmb fajkat yi fii ci réewum Sénégal kuréel gi daal di tënk ak plan stratégique de développement diirug 2021 jàpp 2025 plan boobee ñu tënk ko ci ñetti orientation yoo xam ne moom la ñu war a def ngir matale googu lay mbëbët. plan bi ñu ngi ko tënk ci ñetti xàll yoon ñetti stratégie yu mag bi njëkk bi moom mooy d'abord li fi nekkoon comme ay textes réglementaires ñu xool ni biñ ko créé ba léegi yàgg na te jamono day dox donc laaj na ñu changé ko. ñaareelu stratégie bi moom mooy ñu xool ordre nu muy doxee gouvernance am ñu renforcer ko
tey bu ngeen xool ordre mooy des médecins mooy ordre bu njëkk a créé Sénégal mais ba léegi amuñu siège moo tax troisième axe bi mooy ñu service yi maanaam mu mun a accessible ci médecins yi. ordre bi taxaw tamit ngir mën a xeex ñi nga xam ne ñoom ñooy faj askan wi te jaarale wuñ ko ci yoon loole nag ñu fas yéene koo teg ci di fësal saa su ne tableau ordre national bu médecin yi. waaw pour combattre loolu li am solo mooy tey li ñu def tey dañu lancé plan mais tam dañ ko booleeg génnee tableau ordre des médecins loolu mooy lan mooy képp ko nga xam ni turam nekkul ci tableau ordre des médecins te tableau boobu dafa disponible ci ordre dañuy suñu xel day tey est-ce que war na exercer wala déet. kilifay réew mi ñoom it ngir indi saafara ci googu lay jafe-jafe ne faw rek ñi nga xam ne ñoo di fajkat yi mën a ànd ak Pastef. tableau de l'ordre mooy tableau boo xamante ne képp ku nekk médecin rek li nga war a jëkk def mooy ñëw inscrire ci tableau bi wan ñëpp que ne yow médecin de telle sorte que kuy seet ñan ñooy médecin Sénégal ñu ne ubbi leen tableau bi xool ba xam mi ngi ci donc loolu nag war nañ ci taxaw ba képp koo xamante ne newuloo ci tableau bi rek nga sentir déjà que yow ci sa bopp que ne yaa ngi dans l'illégalité. ci xayma gi nga xam ne moom la ñu mujj def ordre des médecins am na ci lu tollook 3 ak 4 fukki fajkat waaye nañu tasaare li nga xam ne moom moo di spécialité yi ak ñoom fajkat yi seen bopp ci réew mi dafa yamewul bu ñu méngalee région bu Ndakaaru ak yeneen diwaan yi nekk ci réew mi. jaajëfal ko Pape Madiakhaté Sarr ñu daal di wax ci beneen diwaan ñoo xam ne sax ñu ngay dund jafe-jafe diggante fi nga xam ne moo di Malika Thiaroye yi ak fi nga xamante ni biit moo di Yëmbal askan wa génn nañu ngir li nga xam ne moo di liggéeyub route des Niayes ba nga xam ne juróomi at a ngi nii daanaka mu taw a yegg ñu daal di koy taxaw ba mu yegg ndax ñu ngay dund jafe-jafe dëgg ndox toll na leen ci baat nee nañu mën duñ ko muñ génn nañu ñaxtu buñ leen daal di saafarul seen jafe-jafe yooyee mën nañoo yegg ci meneen mbir mu gën a tar ñu dem ba fi nga xam ne moo di Yëmbal fekk fu moom di leen fàtti. juróomi at a ngi nii ñoom ñuy dund ak poussière bi rawatina saxaar yi nga xam ne ñooy jóge ci woto yi kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb ndaw yi nekkee ci Niayes ak mouvement waa Malika d'abord ñoom nee nañu lu nu mel dafa doy loolu moo tax ñoom ñu jóg génn ci mbedd mi ngir ñu yeggali liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci route des Niayes bi la. ñu xam ni bu baax a baax ne deux voies yi mooy la route des Niayes mooy deuxième voie nationale bu secondaire duñ jëlee route nationale bi route bi moo ci toll te boobu ba léegi nag dañ ko commencé mu tagga témbe ñu sonn lool ñun nga xam ne ñoo dëkke Malika dëkke Yëmbal dëkke Thiaroye dëkke Kër Massar lii mënatula wëy te vraiment dañu toog ay ati di dund calvaire xam nañu ne problème transport ñu dëkke fii ci banlieue bi te duñ ne Ndakaar du dee loxo baaraam yi moom mooy banlieue ñu dëkkee ci banlieue bi ñoom ñooy xëy dem Dakar bu fekkee Dakar dem dikk bi nga xamante ni moom mooy transport public bi nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk ñu amul xaalis 200 francs ngay fay nga dem biir Dakar mënatuñ koo gis 16A jaaratu fi 16B jaaratu fi 221 bi jaaratu fi. gannaaw bu ñu jógee ci jéego bu njëkk ak jéego bu ci topp ci seeni xeex gile mootaayu ndaw yi ak waa Malika d'abord di ñaawtu bu baax a baax tekkaral bi nga xam ne gis nañ ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk gox-goxaan yi lay jëme ci yeggali liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci route des Niayes ñoom sax ñu ngi wax ne suñu moytuwul dinañ tegaat beneen jéego. fan yi passé mouvement bi dem na benn réunion ci sous préfecture ñu rafetlu bu baax a baax taxawaay sous préfecture ak entreprise bi nga xamante ne moo yor liggéey bi ak Ageroute mais bi ñu waxtaanee vraiment liñ fa dégg ñun doylu ñu dal ñu suñu xel. ci xeex bi nga xam ne ñoom gisuñu benn yoon kilifa gox-goxaan yi la ñoom ñu ngi jàpp ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk gox-goxaan yi ñàkk yëg rek la ñu def ñi nga xam ne ñooy ndaw yi. incha allah du fekkee autorité réagir ñu dañ passé étape supérieure def acte 3 te nag wax naa leen ko. dama leen koy waxaat ñun ay doomu banlieue lañu dëgg yaru nañu ndaxte Malika dëkku diine la moo tax ñu yaru mais nag mën nañoo def ñeneen ñi def. ci atum 2016 ba léegi askan wi nga xam ne moo dëkkee ci Malika Thiaroye ak Yëmbal ñu ngi dund bu métti gannaaw bu njiitum réew mi tegee projet bi léegi nga xam ne dañoo war a yaatal ak defaraat route des Niayes juróomi at ba léegi projet bi léegi dafa ne tekk demul fenn. jaajëfal ko moom di leen fàtte ñu ngi jëm ci bis mi ñu jagleel wàllum xeex luy ñàkk dund gu ñoŋ
li Forza si Caritas Sénégal di kuréel goo xamante ne bi taxaw nañu temm ngir xeex lu ni mel ànd ak ñi nga xamante ne bi ñoo di àndu nawle di ab kuréel goo xam ne moo ëmb ay ndaw ñoom it taxaw temm ngir sàkku ak ñàkk ak waamele daal di jóge si réew mi taxaw nañu ngir daal di amal ay jéego yoo xam ne dina mën a jàppale askan wi nga xam ne jàpp nañu ne seen loxo jotul seen ginnaaw Abbé Alphonse Seck moo di secrétaire général googule kuréel di Caritas ñu teewlee kàddoom si micro Mame Seynabou Babou. waaw di ñu tax a teew fii tey dañoo ànd ak suñu xarit yi alternative citoyenne àndu nawle di màggal bés bi nga xam ne moom la mbooloo réew mi tànn ndax dàq li nga xam ne mooy ndóol ci àdduna si ñun fii Sénégal ñuy xalaat naka la ñu mën a def ba wàññi loolu dàq ndóol ci fépp fu nga xam ne mën nañ ko fi gis ndax tey ñu ànd di xalaat gën a xàmmee ndóol naka la feeñee ci biir àdduna si ak ci dundu nit ñi ku nekk tamit indi li nga xam ne moom ngay def ñu xam ku nekk li muy def li muy indi boole loolu yëpp gën a xalaataat xëy na yaakaar ne suñu àndee maanaam ci benn mouvement citoyen dina am ay jéego yu ñu dox ci wàllu woowu. Niveau pauvreté bi dégg ngeen ANSD li mu wax keroog defe naa ñooñu gën a bëri ay données waaye li ma mën a wax rek ñun Caritas soo gisee ñu yëngu ba tey c'est que ndóol dafa nekk ci réew mi malgré effort yi état bi di def loolu il faut ñu reconnaître ko waaye loolu dafa wone rek ne war nañu gën a yokk suñu liggéey yokk kàttan bi ndax mën a dimbale nit ñi. benn fan dox suñu digganteeg gàmmu di guddi gi ñuy màggal gën a yonent bi àddina ñu koy màggal si ay gox yu feccantikoo si réewum Sénégal Medina Baye ay junni doomi aadama ñoo jógee si gox yu feccantikoo si àdduna warngal këpp di ko fa màggale fii si Ndakaaru bari na ñoo xamante ni bi takk nañu seen i bagage ñoom it wutali foofee sa Medina Baye sa Castor la ñuy daal di bawoo ñu si ëpp ay bis yu bëri nag di fa jógee bis bu jot ñu dem nemmeeku ci dem gànne mi demee ànd seek Khadija Ndaat Diouf ak ki nga xam ne moo di Sidi Niang. ci naaj bu tàng ay dawalkatu ndaamaar di aj bagaasu kiliyaan yi nekk ci biir woto yi di wutali Medina Baye ndax mën faa amale gàmmu gi ñoo ngi Castor Kër Baye Niass Penda di ab taalibe Barxaama Niass di fësal mbégteem yaakamti yegg Medina Baye. kontaan rek fas yéene dem Medina Baye gàmmu ji du sant Maulana Cheikh Ibrahima Niass di ko jàppale ci guddeem gi bëgg yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ trop moom macha allah gàmmu moom fuñ ko tudd fuñ mënta nekk dañuy déplacé wu dem. Bolle Sakho nekk ci biir woto bi di dem ci gàmmu bi ndax ay bëgg-bëggam antu suñu sukkandikoo ci ay kàddoom. dem rek comme ñëpp rek dem gën a yeesluwaat suñu gëm Seydina Mohamed rek gën ko dëggal rek gën a jégaluwaat foofu suñu borom xam nga dëkk boobu dëkk bu sell Medina Cheikh Ibrahima Niass ak Medina bu nekk ca Màkka yëpp benn na rek amuñu ci benn yàqin waaw ne suñu demee lu ñu fa ñaan yàlla rek yàlla mën na ko nangu loolu rek moo tax ñu bàyyi suñu yëpp dagg suñu activité yëpp di dem. taalibe yi di yegg seen doo ci lim bu takku borom ndaamaar yi seen dafa di gën di doon Pape Diouf bokk ci ñiy andi kiliyaan yi. waaw gàmm gi ñu ngi koy préparé bu baax a baax sax depuis 3 jours a ngi ni oto yaa ngi dem bu baax a baax démb moom 4 départ la ñu am mais tey moom amagum nañ 7 départ te dañuy fanaanee liggéey incha allah. lu dem ci paas yi ñu nemmee ko ci tuuti yokkute waaye loolu terewul taalibe yi gën a dugg ci dem gàmmu ji Medina Baye. Khadija Diouf képp ku yegg Medina Baye fekk fa kaaraange gu mucc ayib loole la takk der yi bëgg moo waral nag li mu lu toll ci juróom-ñetti téeméer takk der lañu fa daal di yóbbu ginnaaw bi nga xam ne yegg nañu sax ñu ngi amal ab liggéey ba teg loxo lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn doomi aadama ñoo xam ne ku nekk lañ la jàppee wute nag sa morom la ñu def ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari woto yoo xam ne amuñu ay kayit waral ñu téye leen loolee la ñu daal di amal ginnaaw boobee nag saabal nañ ko ci kanamu taskatu xibaar yi ci fekkeek Adama Sarr ak Assou Mbaye. Gammu international bu Medina Baye des ay fan yu néew rek ñu amal ko police nationale nag daal di jël matukaay yi yëpp lu tollu sax ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari oto police daal dina leen teg loxo ci ab opération pré gàmmu. donc opération yooyu andi na ñu jàpp ci ñetti téeméeri nit yu ñu interpellé ci ay infraction yu bari
muy VI lu ñuy woowee VI mooy ñi nga xam ne pour vérification d'identité IPM risque sur la voie publique maanaam ñi ngi xeex agression vol avec effraction ak nécessité d'enquête. lu mat tuuti téeméeri oto téye nañ leen ci pour des vérifications maanaam immobiliser nañ ci aussi fukk ak juróom-ñetti moto. ren ji nag lu toll ci juróom-ñetti téeméeri takk der police nationale dinañ leen wàcce rek ci Medina Baye ngir rek ñu saytu kaaraange askan wi. looloo tax ren na ko directeur général de la police nationale waxee ba mu ñëwee fii di visiter dispositif bi ren dañoo décider te finalement loolu la ñu am engagé juróom-ñetti téeméer autant pour moi alkaati pour véritablement gérer la couverture sécuritaire gàmmu gi Medina Baye édition 2021. danañ fi yónnee suñu oto yi ñuy woowee VID mi ñaari oto yoo xam ne day chargé ndox ba mu fees pour dimbale leen ci ñàkkum ndox mi pendant gàmmu gi. bu loolu weesoo ay salle de vidéosurveillance itam dinañ ko amal ngir rek yombal dem ak dikk bi. daaw ñëpp xamoon ne ni je pense que journalistes yi visité woon nañ ko amoon na fi lu ñuy woowee salle de vidéosurveillance te ñu defoon fa liggéey bu mucc ay jël ay alkaati tàggat leen ci vidéosurveillance en relation avec la DE. ñu former leen ñu fi doon nekk 24 heures sur 24 di surveiller Medina Baye et environ ak fi nga xam ni yëpp caméra nekk fa nga xam ni jafe-jafe bu am mi commission d'infraction mi jafe-jafe par rapport ak circulation bi ñoom dañuy woote dañuy nekk en communication rajo ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci terrain bi dañuy woote automatiquement ne lii nangam jafe-jafe bi moo fa am bu boobaa ña nekk ci terrain bi xool ban dispositif moo fa gën a jege. pour régler ko ak ban dispositif mooy spécialisé pour dem régler ko rapidement te mu gaaw te loolu ça nous a valu beaucoup de satisfaction maanaam loolu dimbali ne noonu bu baax a baax ci liggéey bi daaw loolu dañ koy remettre ren. mu jot nag ay junne doomu aadama ñooy bàyyeekoo ci àdduna wërngal këpp ngir rek ñëw ci dëkk bu sell bi di Medina Baye fas yéene màggal guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adama Sarr di ko jaajëfal. Aminata Xaas waykat la Aminata Yadd Diouf greffière la ñaari tur benn jëmm ñaari liggéey daje ci doomu ndar bi nga xam ne mu ngay bëgg a boole li nga xam ne moom la bëgg di def ak li nga xam ne moom la jàng di ko liggéey am na taalam ñaan seek Abdourahmane Di. bëgguma góor gu may xoole ni moro. baat bi ngeen di dégg baatuk ab greffière la bu bëgg dundal bëgg-bëggam ñu mën ko waxit passion yenn saay du koy bàyyi xel sax day toog di wayantu muy greffière wa nga xamante ni ay caaxaan dugalu ko ci métier bi. waaye yàlla dafa dogaloon tamit ma amoon benn mag bi nga xamante ni moom juriste la woon yàlla na ko yàlla yërëm Abdoul Aziz mu nekkoon nag sama xarit loolu daanaka moom lu mu défendre rek man loolu laay def bi mu defee allemand dama def allemand mu def droit ma def droit macha allah kooku moo ma gën a poussé ma amoon envie vraiment dugg ci juridiction yi di fa liggéey. bu fekkee ni magam moo tax mu dugg ci métier greffier waa këram yépp ñoo tax tey mu dugg ci wàllu musique yaayam da daan way ay xasida nijaayam nekkoon saxophoniste teg si di way ñooñee ñoo tax tey mu ni mu dugg ci wàllum way. waa ndax ba ma nekkee xale bu tuuti dama daan gis sama yaay mu yëkkati xasida sëñ Touba di ci ànd ak sama nijaay Pape Madiop Fall ñoom tamit ñu yëkkati xasida sëñ Touba ñu berse nag ci environnement boobu ma amoon tam nijaay ji nga xamante ni yàlla na ko yàlla yërëm muy Paceko Salo Dieye doon saxophoniste doon sax di woy en même temps ñu daan fekkee nag jotaay yooyu noonu sax ñu dañu toog ci suuf moom mu taxaw ak orchestre am di woy mu neexoon man tam ma doon yéene ci sama biir xol daan est-ce que un jour man dinaa mën def li sama nijaay ji di def. muy ñaari mbir yu wuute loolu loolee Aminata xam na ko bu baax wante fexe na ba boole leen ñoom ñaar ñëpp maanaam passion wam ak liggéeyam muy liggéey gu metti loolu te fiir. greffier itamit mooy ki nga xamante ni bu audience bi jubsee moom mooy enrôlé mooy def préparatif yi jublu ci audience bi yëpp bu noppee itamit mooy yéegaat audience ànd ak juge bi ànd ak procureur ñu dem moom mooy denc li nga xamante ni moo xew ca audience boobu ba mu jeex moom mooy mémoire tribunal bi bu loolu weesoo tamit bu ñu paree audience bi greffier bi moom mooy rédigé waat lépp li nga xamante ni waxoon nañ ko fa defoon nañ ko fa tënkoon nañ ko fa joxewoon nañ ko fa comme décision te bépp acte bu génn tribunal greffier mooy ki nga xamante ni moom moo koy dëggal ndax moom lu mu wax kenn mënu ko dindi ba keroog ba inscription de faux di am. bépp procédure bu jëm ci wàllum yoon greffier bi moo ngi ci tàmbali bekk njeexte gi
di leeralub maître Aminata Diouf Yade mu jàngee ci centre de formation judiciaire moom Aminata Saint-Louis la nekkoon njëkk greffière ca tribunal départemental ba fa balaa moo ñëw ci tribunal régional bi mu pare fa dem cour d'appel ba fa wutal ci fii Ndakaaru ci tribunal hors classe balaa ñu kaa détaché ci makaanu jëwriñ wu ñu dénk wàllum yoon ak yoonal muy métier wa nga xamante ni daanaka lu ëpp ci ay wayam foofu lay jëlee inspiration. bis boo yeewoo da ngay gis genre problème yëpp da ngay gis daanaka xeet bu nekk day ñëw ci yow ñii di la laaj conseil ñii di la laaj orientation ngay dund ak sa njaboot yow tam di dund jafe-jafe àdduna léeg-léeg nga bëgg ci intervenir bu la fekkee ci milieu liggéey ba xëy na ñun dañoo tënk ndax dañu prêter serment am na li nga xamante ni même boo ko bëggee it mënoo ko fa def ndaxte am na lu ñu tënk loolu moo tax ba juridiction bi daanaka lu bëri. lu may way jëlee naa ko fa waaye sama milieu social tamit li ñuy dund mooy suñu dund bis bu nekk lu ma fay jëlee ci ay inspiration bëri na loolu. musique weesu na lu ñuy wax bëgg-bëgg dong ci Aminata xaas maanaam passion dem na tey ba nekk ci moom jumtukaay woo nga xamante ni moo koy may mu ni mu wax lu muy yëg ci xolam. Abdourahmane di ko jaajëfal ci boobu leen natal lël bi àdduna si yëpp danañ ko bàyyi xel waaye yëglekaay bi nga xamante ni bii moo di réew mi quotidien théâtre la ko jàppee mooy lël bi nga xam ne moom juppee sommet France Afrique bi doon am sa tugal diggante ay doomi réewu Afrique yoo xam ne fekke woon nañu njiitu réew bu Macron waxtaan si ni nga xam ne noonu doxinu Afrique waxtaanu fa jib yëpp daal nañ koy saabalaat si yëglekaay bi nga xamante ni bii mooy di réew mi quotidien si ayu bés bi dirpib ba del siwaat si li nga xam ne moo tax ñu layal yooyu lee mbind ne ay théâtre la di Assane Samb waxtaan wu yaatu mu seq ak ki nga xam ne moo di Mamadou Dieng ak Sidi Niang lañ leen indil ni ayu bés këyit yi nga xam ne moom lañ leen tànnal article de la semaine. defin wee yees waaye mbébét bi am na ñeent fukki at ak juróom-ñett Emmanuel Macron woolu ndaw yu Afrique journaliste bii di Assane Samb am ci mbetteel ak xol buy metti loolu waral mu xaatim ab article ci yéenekaay bii di réew mi quotidien ci titre bi muy méngale sommet bi ak théâtre. dafa mel ni théâtre boo xam ni ku ci nekk ci ñoom mu ngi doon jéem a jouer son rôle quoi à la perfection. gis nga jeunes yi jéem nañ débrouiller pour marquer l'histoire par leur discours Macron jéem na tontu par l'humilité maanaam nouveau visage bi France bëgg a wane donc mais c'est du cinéma kenn ci ñoom gëmul li ngay def kenn ci ñoom gëmul li ngay def parce que ces jeunes là ku financé seen voyage ku leen di toppatoo France ainsi de suite est-ce que seen wax boobu dina am impact Macron il est plus arrogant que li mu wane. Il est obligé dans quelques instants d'être comme Zemmour pour capter électorat extrême droite bi le populisme en Europe c'est une réalité donc cinéma la woon. du njiitu réewu Afrique naka noonu benn kilifay gouvernement bu teewoon ci sommet bi ci gis-gisu taskatu xabaar bi France respecté wul Afrique. non d'ailleurs boo nekkee sa biir kër frères yi kii am kii amul. ki amul ñaare bu dara xewee du ko sax yëg ngént sax mën naa am si kër gi muy yeewu rek gis nit ñi loolu du France rek de même dans les relations entre personnes c'est comme ça boo doon am sa xarit ngeen di ànd nii ba mu am na lu muy demee dootu leen mën a àndati sax mais dans les relations entre états c'est pareil boo amul mais ki am du la teg nawle du ngeen ay nawle parce que moo lay dimbali. Emmanuel Macron ci ay tànk ñi ko jiitu la toppoona mooy wéy di noot réewi Afrique ci jamono joo xam ne ndaw ñi dañu fippu ci relation boo xam ne France intérêt rek lay xool la. juste France da ko def rek pour wane ni manque dynamique bu bees mooy nan laa def pour que préparer les futurs dirigeants africains muy jeunes yi ba nga xam ni ni ma defoon ba yeew jéng dirigeants yu jëkk yi mën naa continuer di jéng dirigeants yi ñëw mais bii jéng du bokk mooy gën a soft
maanaam day mel ni du jéng mais jéng lay doon mais looloo tax mu ni xaaral ma ñëw def li ma daawul def wàcce sama bopp xam nga olof dafa wax olof bu xóot xam naa dinaa ko wax mais jeunes yi duñ ko dégg dañ ni borom gëleem tukkal bu namee dungóoru meer day nangoo yiis. ci beneen wàll directeur de publication bu réew mi quotidien di rafetlu taxawaayu ndawi Afrique ci sommet boobu France woote woon na. jéem nañ def li ñu mën d'ailleurs xaw nañ ma sax bett ci vraiment courage bi ñu wane la maîtrise du français la maîtrise de soi parce que aussi calme nañ wax nañ li ñu war a wax te c'était pas évident donc côté boobu chapeau def nañ li ñu mën mais foofu la yem parce que rôle bi ñu leen joué loo daal mooy joué nañ ko dégg nga ci théâtre. Afrique dafa war a jël ay responsabilités ngir forcer respect ci France loolu doxalin la boo xam ne ay doomu Afrique tàmbali woon nañu ko te ñenn ci ñi fi ne ñi ngi koy doxee ba léegi. nan lañu war a def jël suñu responsabilité yàgg na commencé Lumumba loolu la jéem dès le départ mais il faut que ñu tenir am dirigeant yu courageux comme Paul Kagame ñëw nag se faire respecter bañ a tendre la main. Assane Samb di taskatu xabaar nekk itam directeur de publication bu réew mi quotidien jël xalimaam bind li mu xalaat jaarale ko ci ab analyse muy article bu ñu def ci ñeenteelu xët journal réew mi quotidien bi ñu fësal altine. borom gilem tukkal bu namee dumalu meer day nangoo yiisu Assane Samb jaajëfal ko Mamadou Dieng ak Sidi Niang bi mu àndaloon jaajëfal leen mbokk ci teewlu bi leen nañu indoon si biir la jataay beneen jataay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Alaaji Malick Cissé xibaar yi di wéyandi si www.imedia.sn jërë ngeen jëf.